voilà toj na fii. Amar mu mel ni bi campagne bi ubbee ba léegi violence bi moom nemmeeku nañ ko jéggi na dayoo. Violence ak campagne nag yàgg na mais bii moom. dafa ëpp nag dafa jéggi dayoo gars yi jugoon nañ ci. wax ci waa CUDIS ñëpp woote ci violence nag bu dee am daa am lu koy indi mais balaa ñu dikk ci waxtaan wi rek ñu teewlu benn élément ànd ci ak Jacques ak Top ñu teewlu ko dikkaat. Medina la mi ngi noonu kon jaa ngeen jëf mi ngi noonu kon image la yoo xam ne mën na waxal boppam jëm ci campagne électorale bi ak daal xëccoo bi ci am diwaan yu bari nag tudd nañ ko fa fu ci mel ne diwaanu Médina fa la njëkkoon a dégg coow li ci violence bi ci campagne bi déggoon na te ci meeting Abdoulaye Diouf Sarr bi meeting bi jeexee ñu yoroon kaaraange gi ak ñenn ci ay militants yoo xam ne jotawoon nan mais aussi tamit violence bi ci campagne dafa yàgg aussi tamit dafa yàgg campagne di tàmbale ak violence du début à la fin fii ci Sénégal parce que amul élection yu mës a sumb ci réew mi rek te demewul nii mais bii dafa amoon ay prémices maanaam daa am lu doon xeeñ am fu mu jëm ñu ne nan ko dog waa CUDIS jugoon fu ne ñu jaar fa ngir mën a dog loolu mais li graaw mooy violence bi ci campagne ñi signé wul ñoom ba tey ji kenn déggul violence ci ñoom ñi signé charte bi di nga contradiction bi ñi signé woon ni ñoom ànduñu ci fitna fa la ñuy dégg fitna gi ñi signé wul woon ba tey ji kenn déggul fitna ci ñoom kon mbir mi du signé mbir mi taxawaay la léegi nag man violence du ma bëgg di ci sëgg di wax kii moo tooñ kii moo def kii la war a def parce que man daan naa couvrir campagne mais daan nga ci gis yoo xam ne c'est n'importe quoi mais violence mi ngi njëkkee ci kaddu yi maanaam kaddu yi ngay yëkkati pour yëngal say xolu ñi safoo ak yow mais aussi tamit di leen pousser mais benn animosité bi parce que nekkatul adversité mais affaire ennemi la affaire noonu parce que wujjee ci politique mënta ñàkk mais daa am fu muy yem mais léegi fi ñu yóbbu enjeu bi moom moo ëpp léegi nag enjeu boobu mooy daa am ñu fi ne nekkoon fu mel ni Médina bu ne la Bamba Fall moo fi yàgg ne am ñu ñëw ne dañ ko fa bëgg a jëlee léegi ci ban anam lañ ko fa jëlee dama war a teg programme pour jëlee ko fa wala danoo war a yëkkati fitna pour jëlee ko fa pour man programme la war a doon waaye bu dee maire tam bi fa nekkoon pour man soxlawul violence parce que 5 ans la leen mayoon ñu maire yi ñu def 7 ans pour man 7 ans kun ko may ci maire yi war nga am un bilan boo présenté li naan bilan bi doy na campagne pour man maire bu liggéey soxlawoo violence parce que da la fal juróomi at yokkal la yeneen ñaari at mais boo demee ba war a def fitna pour mën a toogaat ça montre que yow amoo argument parce que li naan la violence c'est l'arme des faibles ñi amul argument amuñu lu ñu wane peut-être ñoom ñooy yee fitna parce que bu coow bëree dëgg day réer parce que campagne ba mu dooree ba tey jii déggoo ku ci wax violence léegi nag li ci doy waar mooy presse bi dafa war a am taxawaay
xamulu bon ci àddina far mun na am mais parloo fu mu am rek xool jóg damay njëkkee ci presse bi mooy déséquilibre yamale fu mu amul rek dina am ñu mer kook samedi damay def revue de presse nga xool 5 journaux loolu da bi ñu xëyee ci dimanche gi correct wax na ci 5 journaux ñëpp Abdoulaye Diouf Sarr lañ doon defal propagande ci ay yéenekaay yoo xam ne ñoom danoo war a maandu tëddee njaaxaanaay doon ay ndey yi seex mais bu dee ni état bi dafa génnee 3 milliards 600 boobu ñu naan waaye Yewwi Askan Wi 250 millions la dajale kon xaalis doxul jàmm kon ñee danoo jàpp ni ñoom soxlul programme danoo war a yor xaalis tasaare ko xaalis bi ni tasaare nag warul yem rek ci militants yi di leen jox ñi lekk solo leen ay mbubb mais léegi xaalis bi dafa war a dem ba dugg ci presse bi waxuma ban presse moo jël wala boo jëlul mais boo gisee traitement bu amul équilibre bi loolu mun na jur violence parce que ñi amul alal jooju dañuy jàpp ni ñoom da leen a néewal doole ñoom argument bi ñu mën a yor moom mooy fitna beneen bi mooy état mën a génnee 3 milliards naan ay cotisation mais du ay cotisation 3 milliards ci élection locale présidentielle nga daan dégg ñu ne génn 3 milliards qu'est-ce qui se passe ba alal jooju mën a génn léegi ñi fare ci opposition bi am na ci ñoo xam ne tey jii mënuñu sax faj seen soxlaay bopp bay faj soxlaay nit kon déséquilibre boobu mën na di tàngal ay xol beneen bi ci topp mooy ñi ñuy utiliser daf leen ay alalu borom barke di leen jariñoo te ñoom mënuñu jariñ seen bopp maanaam ñi ñuy xeexloo nii parce que doo gis candidat bu ñu xaañ wala bu ñu dóor wala bu ñu rey wala bu ñu rey doomam mais am na ci ñoo xam ne tey dañ leen di utiliser pour loolu nag lan moo ko légitimer ci réew parce que dañ na la violence légale ñen ñoo ko am mooy takk der yi gendarme police ak ñoo xam ne dañoo am sañ-sañ yi mais ku ci mel ne man wala keneen ak keneen man awma droit yëkkati violence di ko teg sama kaw moroom pour man ce qu'on demande mooy ku ne am bilan ñi falu woon nekk maire defi 7 ans ñu jël seen bilan teg mais ñi mësul falu ñoom ñu jël seen programme teg mais avant loolu nag li ko indi mooy justice bu doon ni tey jii dañoo tëddee ndey ji seex yoon jengul dara jengul képp ku tooñ ñu xam ni yow yaa tooñ yëkkati yat wi dóor la mais te karange da ngay gis koo gis mi nga ay nervi ak ay milice privé yoo xam ne tey jii ñoom ñoo ko des gens yoo xam ne formé wul leen pour ñoom ñiy def karange mais ñoom ils sont obligés ñu utiliser la violence parce que ñoom dal leen di fay parce que fay bi leen di fay fayuñu leen pour ñuy gunge waa ji dal leen fay pour ñu xeexal waa ji léegi ñoom ñiy xeex ak ki leen di fay ñuy xeex ñoo bokk àtte maanaam ki ñuy xeexloo ki koy xeexloo ñoo bokk àtte lu tax nag kooku am sañ-sañ boobu parce que dafa jàpp ne am na alal joo xam ne war na ko mën a utiliser pour di exercer li mu bëgg mais pour man buñ ko yemaloon ci bilan ak programme du ñu egg fi ñu egg mais buñ demee ba un président de la république peut se permettre di def tournée am ay nervi yooyu yëpp ci li doon xañ la maanaam yooyu yëpp doon raam tey jii moom moo egg ci ñag bi Sonko dem fee ab Doudou Ka mën ko dar direct tour fa te kenn ba tey ji jàpp ñu benn nit ni moom moo indi fitna googu keneen ak keneen que soit de l'opposition wala du pouvoir ñoom ñëpp tey ji dañoo war a am beaucoup plus de responsabilité ñu xam ne tey ji lan moo tax ñoom ñuy daw parce que campagne bii man li ma ci jaaxal maire boo xam 300000 500000 1 million sax mënoo ko am ci salaire lan moo la war a daw la ñi daw seen ginnaaw tey jii bari na ci ñi daw seen ginnaaw tey jii bu ñu falu woon bu leen woowee téléphone sax du leen jël pour war leen danoo arrogant ñi ngi def fëgg buntu di dox mbokk ko xala maanaam du def proximité mais tey jii askan wi leen doon woo jot ñu leen ñoom la ñuy dem seeti askan woowu ibbil leen seen i bunt di waxtaan ak ñoom ci 2000 francs ak xartum ci ñoo xam ne tey jii bu ñu falu woon tey ñoo oto bu pan ñoo yam bu ñu xasee ba na waxeet mun na am duñ gees sax seen ginnaaw kon askan wi ñoom ñoo gën a war a yeewu mais aussi xam fi ñu jëm mais aussi tamit xam ñan ñooy les vrais candidats xam ñan ñoo mën a suqali seen askan mais violence bi bu dee ni day juge ci ñi wa koo waroon a tere parce que pour man ñi war a tere violence mooy ñi fare ci donkaasi gi fare ci nguur ñooñu tey buñ jubaloon rek mbiri jub mais bu dee foofu nag la violence bi njëkkee kon y'a problème te nag may dellusiwaat rek ci li ma njëkkoon a wax li ma jaaxal mooy analyse bi ma def ci suba mi yéegee violence bi mooy ñi signé wul woon kenn déggul fitna ci ñoom ñi signé leen dégg fitna ci ñoom Sa Ndiogou. waaw jërëjëf Omar. macha allah lay taay nga mbir mi teg ko ci kii xam nga dafa am loo xam ne wax nga ko ci biir wax ji muy politiciens yi ñu ci bari ci ñoom li nga xamante ne bi noonu la ñu ñàkkee maanaam ngor noonu laa ko mën a tuddee. parce que ni ñuy daw nii ñu ci bari di fëgg ay bunt ñu doon fëgg ay bunt duñ leen faale après man am na benn politicien boo xamante ne bi damaa defoon ni sama waay la ci bi ay jamono xam nga rek ànd ak moom ci waay ma toog benn période boo xamante ne bi déggatuma ko ñu jekki-jekki rek mu woo ma ne def maa soxla waaye man it dew ma wuy jiw ma ko parce que damaa xam ni kii wër
parce que léegi mi ngi soxlawaat dara rek mi ngi may woo pour léegi bëgg am ak man amaat ak man ab relation boo xam ne suulu woon na ma ne kii nag nit la koo xam ne defe naa ni bopp bi feesut waaw woowaat ma xam naa ne xam na boppam bu baax mi ngi may seetaan waaye xam nga ni maa tey ñëw ma voilà di wax li Omar pour leeral rek non c'est que moom nga def tey ah non non c'est que xam nga directement non c'est pour rek ñu xam ni am na loo xam ne ay nit bu ñuy ànd dañuy ànd te yàlla tax waaye nag bu fekkente bi da ngay ànd ak nit ki wala nga jàpp ko ndax ay intérêt loolu du lu baax te loolu mooy li waa nawle quoi ànd nawle la nit ñi war a ànd quoi comprendre nga mais di ànd ak nit ki c'est parce que peut-être que ni kii soxla nga ko moo tax bon loolu moom ku koy yaakaar moom boo yeboo nga féete na de léegi nag Omar xam nga lii daanaka ni ma koy tuddee mooy cooki Colobane quoi xam nga cooki Colobane bu njëkk ba il faut ñu tëggante dënn ba ku nekk peser boppam man damaa jàpp ni foofu la gars yi toll quoi maanaam dañuy nattante doole waaw parce que boo seetee Guédiawaye Ahmed Aïdara ak Aliou Sall ña ngay tegante dënn nga dem fii ba Bamba Fall ak waajooju ña ngay tegante dënn yaa ngi dégg Diouf Sarr moom it ña nga ca tegante dënn yi nga xamante ne bi moom la ñu nekk di wane li nga xamante ne bi moom la ñuy wax doole mais li am solo mooy bu ñu demee ci am réew ba loo xam ne li koy joxe mooy nit ñi dañoo war a toog déglu la nga ñëw wax leen programme bu leer ñu déglu la dégg la càmbarit sa moroom léegi yéen ñëwatu leen pour wax nit ñi lu leer mais yéen a ngay wër ku ne di jaay doole la problème am na parce que man dama jàpp ni moment bi mooy moment bi nga xam ni campagne mooy moment bi nga xamante ni bi ci ngay taxaw kat wax sa gis-gis buñ la joxee mais boo seetee day mel ni ñu ci bari amuñu gis-gis yaa ngi dégg parce que ñàkk gis-gis parce que tey bi ma déglu naa Diouf Sarr tey ci suba ci benn rajo RFM muy wax ci wàllu Dakar muy wax ne boo Dakar bu bees la bëgg a def Dakar bu bees xam nga Diouf Sarr tamit quand même Dakar bu bees mooy lan ah yow sa programme lan la mu naan Dakar bu bees ah naan bon bind naa 40 xaw ma nangam fooy mais 40 nangam fooy yooyu lu ñuy wax la rek mais duñ ko wax lu ñuy junj la rek mais duñu expliquer nu ñu ko bindee boo leen waxee ñu ne la non sama programme du ma ko bëgg a dévaler amuñu benn programme gars yi amuñu programme yaa ngi dégg léegi nag moom Diouf Sarr mi ngi xëccoo Ndakaaru ah Barthélemy mi ngi xëccoo Ndakaaru Barthélemy moom it liñ koy dégloo mooy mu wax programme am nit ñi déglu ko parce que nañu wax seen programme lii ñuy def nii yëpp pour bëgg a riiral la rek ah riiral gars yi fàtte ki élection yi nit ñi duñu xam nu ñuy tànnee ngir yàlla sénégalais yi nañu toog déglu candidat yi ku ci amul programme nañu dimbali il faut que ñu wax programme wax ñu lan lañ nar bu ñu leen joxee gox yi ñuy laaj bu ko defee nit ñi tamit mën a sukkandiku ci loolu pour joxe ko mais bu dee nit ñi ñoom dañuy ñëw xeex ba bés ba ñu leen dem leen voté ji am na ñoo xam ne sax far dañuy jéem a décourager maanaam dinañ indi xeex bu tàng pour ñee seeni militant ragal ba duñu génn voté ji bis ba est-ce que xam nga li ma la wax parce que am na ñoo xamante bi seen yaay dañ naan lii moo xam ne moom nii la demee nii moom voté ji moom jaratu ko toogal ci kër gi waaw sàmm sa bakkan parce que lii nga xam ne nii la tàmbalee ci ay am na jigéen ñoo xamante ni loolu lañ leen di wax dootuñu ñemee dem voté ji léegi nag bu ko defee ñoom nag ñu encadré seeni ñoñ ñu dem voté ji ci jàmm ak salaam parce que créé nañ ay kii ci loolu bi donc nag li am solo mooy candidat yi laaj programme lañ leen laaj programme ku ci amul programme demal tëri waaw parce que ñun voté lu ñu ay biceps programme la ñuy déglu te sénégalais yi nañ déglu programme je vous en prie su kaa bàyyil caaxaan gi lii doo nga tax nga yëg deuxième partie Omar man de damay naqarlu d'abord propagande bi nga xamante ne nii yaa ngi ko doon tudd tout à l'heure pour ñi nga xam ne nii dañuy jël seeni ay nit rek di leen waxal di leen defal te loolu jaaduwul leneen li si topp mooy violence bi nga xamante ne nii nemmeeku nañ ko ci ba maa ngi dégg si rajo bi ñuy wax ne que ki nga xamante ne nii moo di suñu yaay Aminata Mbengue Ndiaye dégg naa ndoxi salte sax lañ ko mujjee woon këpp ci mag boo xamante ne nii meeting jàpp naa ni jarul Adja am na yenn yoo xamante ne nii pour man jaru ko sincèrement parce que même bu dul dara sax sa waajur bi la jur sax bu demoon tey fenn di meeting wala dara buñ ko këppoon loo xamante ne nii jaaduwul Omar du yow yaa koy doo ko seetaan dana la naqari leneen li si topp mooy ñenn ñi nga xamante ne nii ñoo ngi xeex
wax dëgg yàlla ki ngay xeexal sa da lay leer na yow keroog bu mu faloo keroog jour boobu nga koy noppee gis baa nga noppee koo teg bët lan moo tax ngay xeex benn junni bu ñu lay jox benn t-shirt benn sandwich te am na yenn yoo xamante ne nii comme li Alaaji wax rek nit moom boo koy fal da nga koy fal ci li nga xamante ne nii moo di programme am mu teg loo xamante ne nii lu wóor la man jàpp naa ni su fekkee ni def nañ comme li par exemple faraluma kenn li Aly Ngouille Ndiaye def la fois passée ba Bougane di def meeting fële ca dëkk ba Linguère mu yow fekk ko fa ñu waxtaan te teewul boog ñoom ñaar kenn bokk si parti sa morom gisoon nañ ko fi 2012 président Abdoulaye Wade ak Macky Sall seen campagne bi def leen ba daje tamit bu koy def ak Bougane du ko def ak Habib Sy waaw nga tamit ñoom ñoo bokk foofu ñoom Habib Sy ñoo bokk loolu c'est que il faut que nga xam tamit rivalité yi quoi parce que bu ko defee kii na mu ko defee ak Bougane noonu la ko war a defee ak Habib Sy boobaa mu daal di am solo xam nga mbokkam la gars de Pastef la mooy porte-parole Pastef bi waaw juste ki sant Ndiaye si kii nu mu tudd ma fàtt naa trop ñooñu lañ ko war a rek pour wane ni affaire bi voilà waaw image bu rafet la pour nit ñi mën ko roy parce que tamit affaire bi du ay xeex du ay lii ay kii la rek da ngay ñëw wax li nga bëgg keneen ñëw wax li mu bëgg sénégalais yi nag ñoom ñooy xool ku leen neex ñu tànn parce que tamit fa ñuy ñoom foofu seen élection yooyu tamit maire yi bu violence dafa am de mu ngi noonu doy na waa trop mais vraiment daal Omar man li ma siy wax rek sénégalais bu nekk yow yaa war a yeew ubbi sa bopp bi tuuti te xam ne yow kii tax ngay xeex nii mënu la apporter dara ñenn ñi ci bëri parce que tamit ñoom lan lañ soxla meeting jot na ñëwal topp ma defal ma jox la xaalis nga defal ma ay nit su ko defee man tamit ma wane ni man am naa fu ma toll te loolu tam jaaduwul sincèrement man damay wax man ñi may wax mooy ñi ànd ak ñoom man ñooñu laay waxal xam nga nit ku ne da ngay mat tey bu fekkee da ngay wut maire da ngay wut naan maire laa bëgg bu ko defee ngay def porte à porte yi ba pare premièrement bi sax mooy porte à porte des fois problème la ci am ndax da ngay dugg fii fekk daje kële bu ko defee bu ngeen dajaloo ngeen xeex wala seen militants yi ñëw ak ñi Abdou Mbow waxoon ne ko kenn du fa dugg xaw ma waaw kay mu Ablaye Dieye moom amul doole joo xam ne moom lay téye kenn voilà Abdou Mbow moom bu dee moom rek biir léegam danañ fa taf affiche te du ko seet voilà donc si Ablaye Dieye moo demoon Abdou dara mere de non da ko mere parce que loolu Ablaye Dieye moom moo fa wax lool sama koñ kenn du fi taf affiche waaw loolu la te yow amoo doole Ablaye Dieye moo fa demoon bu fa Ablaye Dieye demee mu ne ko lii ak lii bu ci am bu dee moom dégg nga ca lalam la ñuy taf et pourtant Ablaye Dieye mi ngi campagne président Macky Sall la àndal moom kii Macky Sall la àndal doole jàmbur rek la yaakaar Omar ñëwul yeggale mi ngi doon demal li may wax xam naa ko yow li ngay wax parce que wax nga ci voilà dama la appuyer non Ablaye Dieye la ba pare di wax ni que sànq li nga wax ni que ci affaire RFM matin bi déglu naa ko tey bi mu ko laajee ki nga xam ni rek moom moo di waa ji bi mu ko laajee ni ko ba xam am nga ay argument dañu ko lii ak lii mais teewul moom dañu ko lii ngeen da ngeen di chaque jour ngeen digalante te li ngeen di digalante du ngeen ko def mu ne ko ñun dinañ ko def mais ku ne am nga yàqin ni lii ak lii buñ la faree maire nii ak nii sànq maa ngi déglu ki nga xam ne moom moo di Rose Wardini mi ngi wax ci affaire Kaolack Rose mi ngi kii Kaolack Rose wala Soham Rose waaw Rose sœur bi Rose mi ngi Kaolack Rose moom mi may gynéco bi mi ngi Kaolack ki nga xam ne rek moom it day ñoom ñaar ñëpp ku ne da ngay xëccoo fi nga xam ne rek moom moo di maire am na si ba kii di ko wax ni ko yéen ñaar ñëpp bu ngeen gañee kon di ngeen am promotion mun ko suñu kër liggéey rek lañu xam wax dëgg yàlla mais damay wax ni que dama leen ñuy ñaax ñi nga xam ne rek mooy ñi topp ci seen ginnaaw nan def attention parce que tamit aussi di xeex ak ngànnaay dafa amul benn solo ñoom bu nu paree dañ lay fàtte wax naa ko sama frère ci la dañ lay fàtte wala duñ la jox dara wala ñu naan lii ak lii te duñ la ci jàppale man daal li may wax mooy ni que ngeen muus leen ndax ku ci gaañu wala dara dal la ci sa yaay rek moo ciy perte wala say mbokk loolu rek laay wax xam nga sukaa mi ngi naan luñ la jox dara luñ la jox jaru ko luñ la mënti jox rek jaru ko dëgg la ndax sa bakkan bi ak sa wér gu yaram bi man benn politicien jaraluma ko kenn nag laa wax tous sans exception ñoom ñëpp kenn jaraluma ko ci parce que xam nga dafa am loo xamante ni munoo di toog sa coin sori sa population ba élection ñëw wala campagne ñëw nga ne damay dañu gis benn image xaw ma kan la ci ñoom mi ngi sukk ci maire bay jaay gerte Diouf Sarr kan la ci Diouf Sarr la jaay gerte yenu mat la état ministre lu ne dina ci dugg waaw gis nga de mi ngi ni sooy wax da nit ñi bu ñuy wax non te booy wax mun na noppi wala mun na laaj ma la man bu ma appuyé te bu may wax damay appuyé bu ma appuyé jërëjëf non dafa am loo xamante ni nit ñi boo ko defee sax
ci campagne ci période élection wala période campagne dañuy xam ne lii false la. du lu dëggu. ndax étant ministre doo gis benn ministre romb borom jaaykatu gerte toog noppi. Abdou Mbaye doon na def di tug moom xale yi. Baye Abdou Mbaw Baye Abdou Mbaw Malick Gakou Abdou Mbaye man ma la def tug moom xale yeeg. waaw dafa am loo Malick Gakou dem rond-point kii gëm-gëm très bien cinéma Parcelles mooy fi ndox mi doon taa noonu. mooy booy dem Guédiawaye. waaw nekk fa day nga ci quoi. ñu ngi encouragé tamit Seydina Omar Ba ñu ngi ko commencé. waaw gis naa ko démb keroog kër Sidi waaw man foogoon naa Seydina mënul wax waaye mën na wax mooy sama candidat. voilà Seydina. waaw yow dëkk ko foofu. Kër Massar noor bi la dëkk. waaw moom noor lay laaj. noor lay laaj. li ma def ni rek ci woteel ko la le fait que am na ñu ma bëgg. du ñàkk léegi daal li ñu war a wax daal mooy askan wi. askan wi yow war a yeew. Omar merci beaucoup. jërëjëf di la jaajëfal bu baax ñu ngoon Seydina Omar ñu ngi koy ñaanal. waaw di ñaanal ñëpp xam ne li ngay wax ni politiciens yi dafa doy waar dafa am benn soxna boo xam ne dafa sonn suñ koñ ci affaire mbubb yi nii. ndeysaan démb bi li naan lu sotti am borom. démb ñu joxe ay mbubb jox ko mbubb yi tuuti mu gedd te bala dara dul dara moo gënoon sonn ci candidat boobu. moo tudd turam parce que comme affaire koñ la day mel da ngay jaxase. mais pour wàllu ñi ñuy esprit bi ñu yor dafa xaw a doy waar quoi. mais beneen bi mooy pour man fii gën a xeex bi gën a am solo mooy ñu fexe ba nit ñi jëli seen carte parce que violence bi nar a am Kër Massar moo gën a garaaw. dégg naa Barthélémy di wax lu demee noonu. mais nañ fexe ba surtout opposition bi. pour man seen combat dafa war a doon. gars yi dem jëli seen carte te Omar ñu sensibiliser nit ñi am na ñu bëri ñoo xam ne xamuñu ne ñetti yoon nañu war a voter sax. waaw maanaam ñu leeral nit ñi na lay wotee Kër Massar tey ji man jël naa sama bos léegi département Kër Massar sama 40 féete ak ñeneen ak ñeneen ak gox ville kii département bi ak commune bi ak commune bi waaw bëri xamuñu te loolu ñu bëri xamuñu ko parce que département bi dafay am ñu ko yor ku ko yor loolu nag parti politique yi xam nga nii pour décourager nit ñi la. ñetti ma am na tey ji parti politique yi pour man seen combat foofu la war a doon surtout opposition bi au niveau de Kër Massar tey ji ñëpp mun ñu retirer seen carte parce que képp ku amoon carte d'identité ak carte électeur Kër Massar Yëmbal Kër Massar Malika da nga war a changer yow carte d'identité bi nga yoroon baaxatul parce que ville de Pikine moo ci ne léegi ville de Kër Massar moo ci ne. nee nañu carte d'identité yi génn na ma nga foofu. waaw ma nga fa mais tamit nit ñi ñoo dem ba jëli seen ama tamit am na yoo xam ne tooñ la ñoom ba ci buntu kër jàmbur di taxaw naa ko sàcc nga loolu rafet na loolu tooñ la mooy violence verbale voilà loolu dafa ñaaw loolu ko def lool. non waa kër Ahmed Aïdara ñoo dem kër Aliou Sall di ko wax sàcc nga waaw loolu dafa ñaaw dafa sàcc wala sàcc. moi je sais pas mais dafa ñaaw yow yaay atte yow. dafa ñaaw gis nga vidéo dafa ñaaw Amar daal waxal ak Sénégalais yi yow da ngaa dégg benn version rek de vidéo bi seetaan naa ko dégguma fa kii benn femme moo filmé daal di filmé convoi Ahmed Aïdara defal naa li mu wax ni c'est dangereux parce que da koo filmé rek daan ne ñu ngi nii kër Ahmed Aïdara ku la xam ne loolu kër Aliou Sall la dafa filmé noonu rek daal di wax mooy tur WhatsApp yi lu WhatsApp damaa nekk topp li ma moo ko métti pourtant mais ñoom lan lañ dañuy influencé mukk mu wax dañuy influencé déglu ma ay influence la non man loolu mënuma ci wax foofu sax dadul man gis naa vidéo bi dadul sax ko kiiwu Aliou Sall bàyyil gis nga bàyyil influence maa ko wax nan bàyyi tooñ n'est pas professionnel bu yeboo maa nan bàyyi tooñ amateurisme pire jërëjëf nan bàyyi tooñ Aliou Sall groupe WhatsApp yi la topp rek ok Aliou Sall tooñaanul te du wax ajaratu élection yi daal man li may na nit ñi jëli na nit ñi voilà nit ñi nan dem nit ñi nan dem jëli seen carte man ku gagné ak ku gagnéwul voilà sama yoon nekku ci mais nit ñi nan dem jëli seen carte woteel ku leen neex pour man loolu moom mooy solution bi surtout ñu wax leen vote yi nu muy demee teg ci ñu expliqué mais opposition bi tamit ñu gën a sëgg ci loolu parce que tamit ku amul carte doo mën a wote ku amul carte doo mën a woteel kenn kon gars yi nan jël ci lépp teg ci presse bi damay wax 3 milliards 500 doxul jàmm presse bi nañ yemale candidat yi du yëpp am xaalis loolu moom kii wax na ko sax li may wax nii na yem noonu day yemale am na est-ce que am na ñu yemale ci la mais dañoo war a yemale voilà wax ni j'assume yemale amu fi am na ñoo xam ne yemale wuñ am na ñoo xam ne mooy loolu j'assume 3 milliards 500 doxul yemale wuñ am na ñoo xam ne dañuy far ba ñu ñu xam ko am na ci ab candidat boo xam ne yow am na doole de candidat bi yor na xaalis te am na doole te bu dee ni dañ ko bëggee jàppee xaalisam dinañ ko traité ni dul traité yeneen candidats yi alors que dañoo war a traité ñëpp même pied d'égalité jeex na dañoo war a yem professionnellement pare ngeen
non c'est que ñoo damay wax yoo xam mais j'assume te li may wax nii dëgg la. déedéet du loolu. fu la neex nga dëkkale ñu d'expression la fii plateau bi ku fi toog loo wax yow la